mbokki internet de Walo Digital News ñu ngi leen di nuyu bu baax tey ji aussi ñu dalal leen ci suñu beneen concept mu di découverte nag di découvrir koo xamante ni étudiant la mais pas étudiant comme n'importe quel étudiant am na tax lu tax tey ñuy découvrir étudiant boobule mu di Mamadou Wuri Diallo dëkkee Saint-Louis nekkee ci quartier bu ñuy wax Santhiaba mais nekk également étudiant dinañ ko bàyyi moom mu gën ñu wax boppam moom mooy kan fan la nekk ak ci lan lay yëngatu actuellement Mamadou ñu bàyyi la nga présenté wu à nos internautes. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal waa mbokki àddina bi yëpp man la Mamadou Wuri Diallo nekk étudiant ci université Cheikh Anta Diop niveau M1 waaw. Université Cheikh Anta Diop niveau M1 ngay def ban département nga nekk. maa ngi département anglais waaw maa ngi département anglais. Mamadou bu ñu dellu si waatee tuuti ci li nga xamante ni moom moo di sa cursus scolaire tey jii yaa ngi def yaa ngi jàng yaa ngi Cheikh Anta Diop. yaa ngi def master 1. tey bu ñu dellu si waatee ci début yi. fan nga commencé sa njàng. waaw sama njàng maa ngi koy commencé si benn école bu ñuy wax école Rangom. avant loolu maa ngi doon jàng daara. mais bu ma jàngee daara ba xam nga xale yi dañuy teel a dal ma jàng daara ba si kanam après ñu dugal ma école bi tudd école Rangom mooy bu nekk wetu lycée bi woon. après si laa jàng foofu ba am sama entrée en sixième. gars yi yóbbu ma CEM Guiabert. côté Dégol boobu. CEM bi takkaloo Guiabert ma jàng foofu ba am sama BFEM tamit. yàlla def ñu jàppale ma ñu yóbbu ma si lycée bu ma jàng macha allah. gars yi jàpp si nag lool ndax xam nga boo nekkee koo xamante ni doole gi bëriwul daanaka boo amul ku lay jàppale doo mun a dem. waaw gars yi jàpp si bu baax a baax. ni monsieur Diarra xam nga bu mu gisee paa bi xaw na néew doole mu ñëw jàpp si bu baax a baax sant yàlla macha allah. donc loolu foog ñu dellu si waat ci tuuti wax nga ni bi ngay commencé da nga commencé daara nga njëkk jàng après bi nga jàngee daara nga doogay dem jàng ji école diggante bi ngay jàng daara ak bi ngay dem école bu ñu doon xayma ban at nga duggee école. waaw man maa ngi dugg école je pense côté 2002. mu fekk nga am ñaata at. boobu fekk maa ngi am 6 ans 7 ans jàpp yooyu noonu. si sa âge normal je veux dire. sama âge normal waaw c'est mon âge normal parce que fii nga en 1995. donc année scolaire 2002 2003 si laa dalee école boobu. ma jàng foofu yàlla def mosuma reprendre benn classe. yàlla jàppale ma ba tey maa ngi nekk sama niveau bi ma nekk. di sant yàlla bu baax tamit. ku ne xam na ni loolu certainement yombul woon parce que am kayit fii Sénégal c'est vrai que jóge woo Sénégal da nga jóge beneen réew ñëw Sénégal. donc ça a été un peu difficile. pour que yooyu yëpp yomb comment ça s'est passé. waaw loolu moom métti na trop. parce que boo dëkkul si dëkk. pour nga am foofu kay bu fekkente ni amoo baralong amoo ñu lay jàppale. daanaka du yomb maa ngi doon fàttali ba may def bac gars yi dañ ni woon du ma am kayit. parce que je ne suis pas sénégalais. xam nga mais yàlla def ñu def ay procédures. dugg ak génn xam nga lijjanti ba yàlla defal ñu si xéewal bu baax a baax. waaw maa ngi insisté waat si ku mel ni monsieur Diarra ku mel ni sama papa ji baax ji waaw ñoom ñëpp ñu jàppale ma si. waaw ba ma génn si. maa ngi si sant yàlla bu baax. maa ngi lay dégg yaa ngi cité chaque ba léegi monsieur Diarra. ban rôle la joué si sa jàng. monsieur Diarra moom c'est une grande personne. amoon na gaa. nit ko baax la si man macha allah. parce que ba ma nekkee xale. dama nekk xale nekk daara ba pare. di jàng. mais bu ma gisee xam nga sama papa da daan wax naan yéen yow ak xale yi même bu fekkente ni sa papa la da ngay bokk ak xale yi. nga lekk foofu. léegi nag bu may dem di yelwaani. may dem di ànd ak taalibe yi tamit di yelwaani foofu. léegi nag benn bis rek ma dugg si monsieur Diarra par hasard la nii rek. yàlla moo ñu boole nii. ma dugg si kër gi di yelwaan noonu rek. may tàmm di jaar noonu di yelwaan. boobu maa ngi fa yàgg na. après mu ni ma yow xale bi foo dëkk ma ne ko maa ngi dëkk fii si ginnaaw. mu ni ma del ñëw fii di sama soxna di la tibbal añ chaque jour. ma ne mu ni ma waaw. après may ñëw di fa lekkee chaque jour xam nga mu may tibbal añ mais may ànd ak taalibe yi ba léegi yàgg na parce que maanaam moom instant yi am nañu lu mot ay 16 ans yooyu noonu. macha allah. léegi may ñëw di jël añ ba benn bis ñuy waxtaan nii mu ne ma yow si loo nekk boobu dal naa école
mu ne ma yow si loo nekk ma ne ko maa ngi jàng ba mu xamee ni nag damay jàng mu gën si jàpp nag mu gën si jàpp encouragé ma ne ma góorgóorlu bu baax jàng bi ma baax na trop jàng baax na trop si xale bul bàyyi. après ma daal di jàng noonu ba yàlla def tey ma am niveau bi ma jot. même bu fekkante ni nag tey gars yi dañuy wax le plus important c'est le travail. liggéey bi moo ëpp solo. waaye nag nit ki da ngay góorgóorlu jàng après lu la yàlla may rek nga xam ni loolu la yàlla may parce que mooy may instant tamit waaw da ngay def sa li la war rek li si des suñu borom moo ko yàggale tamit. ban année nga am BFM? 2013. 2013 au CEM Guiabert. waaw 2013. comment ça a été jamono boobu bi ngay def BFM dans un terrain inconnu. nga ñëw ñu ni tey da ngay def BFM nga daan dégg BFM et tout. vu fi nga jógee yaa ngi jóge ci daara jóge ci famille boo xamante ne parfois c'est un peu compliqué. nga war defee BFM comment tu t'es senti? waaw xam nga élève moom booy nekk étudiant sa xel du dal. yaa ngi xalaat ba xam damay am wala du ma am. waaw maa ngi doon defee sama BFM bi fee nii. maa ngi doon defee sama BFM bi fële école bu ñuy wax CEM Guiabert kii kon nu mu tudd si Sidi Ndiaye. Sidi Ndiaye xam nga Sidi Ndiaye. Sidi Ndiaye bu nekk en face li kii boobu. Sidi Ndiaye. waaw en face police bi. foofu laa defee sama entrée en 2013. kii kon sama. BFM 2013. après yàlla def ma jàll. second tour waaw. avec quelle moyenne de classe? Avec 12. Moyenne 12 en classe. Oui. Après la suite nga jógee BFM war a dem deuxième cycle. aussi mu nekk beneen environnement boo xamante ne xamuloo ko woon parce que seconde première terminale. voilà. waaw élève boo jógee si benn cycle di dem si benn cycle dafay mel ni yaa bu doon yaa ngi def examen sa xel du dal parce que doo xam li ngay fekk foofu nu mu mel. xam nga environnement bi doo xam nu mu mel. nit ñi ngay fekk ñi doo xam ni ñu mel tamit ak professeurs yi ak élèves yi xam nga. élèves yi daanaka dañuy wax mais xam nga rek bu fekkente ni yaa ngi jàng doo lijjanti yooyu yëpp da ngay jàng sa jàng nga def ko ni nga ko waree. après yàlla lu mu la may nga jël. mais période boobu bi ngay def seconde war def première ba ngay àgg terminale lan moo nekkoon le soutien de taille bi nga fàttali ni bénéficié wu nga ci moment boobu. waaw soutien de taille boobu noonu waaw macha allah sama papa moom def na si soutien bu baax a baax mais maa ngi insisté waat si monsieur Diarra tamit. parce que période boobu noonu laa amoon problème kayit. ma am problème kayit bi bu rëy boo xamante ni gars yi dañ ne woon doo def du ma def bac. parce que je ne suis pas sénégalais aw ma ay papier. waaw léegi nag ma dem wax ko ma ni amoon naa benn ba toog benn bis rek boobu instant boobu j'étais complètement perdu parce que nga jàng ba terminal nga ñëw ñun la doo am bac wala nga ñëw état bi ni reconnaître wu sa papier parce que xam nga police bi ak kii bi dañu takkaloo. foog nga dugg fale nga dugg police nga génn nga doogaan di am sa kayit yu baax. boo fu mënul jaar doo fa am. ma wax ko monsieur Diarra mu ni ma xaaral ma dem mu dem gisee ak gaayam mi mu xamante yi foofu noonu. jàppale ma macha allah waxtaan ak ñoom. wax leen moo bokk na si ñi ma yar daal. macha allah waaw waxtaan ak ñoom ba. lijjantil ma am samay kayit. mais métti woon na ne loolu mais grâce ak jàppale biñ ma jàppale. waaw tey j'ai réussi à surmonter les obstacles. ci même ci moment année bi nga xamante ne lijjantil na la ku mel ne monsieur Diarra lijjantil na la kayit yooyu. ci année boobu nga am bac. waaw si année boobu dama ko def rek yàlla def ma réussir. maa ngi koy defee fële na le CEM Medina. nga jàll au premier tour. waaw ma jàll au premier tour. avec quelle série. série L prime. série L prime tey bi nga amee bac ci moment boobu ak difficulté yi nga xamante ne plané woon na avant ngay am bac. avant ngay def bac d'ailleurs li nga xamante ne moo ci nekkoon yëpp jafe-jafe yi monsieur Diarra jàpp si sa papa def nii. ak sa bi nga amee bac automatiquement ban sentiment moo njëkk ñëw ci yow. waaw sentiment de fierté rek parce que lu bare bu la waree. waaw tamit bu fekkente ni am na ñu bëri ñoo xamante ni yaakaar nañ si yow. ñoo xamante ni dañ la jàppale. teg seen yaakaar si yow. boo demee di def examen wala boo demee di daan sa doole. dooleef leen lu dul góorgóorlu bu baax a baax. ba macha allah nga def ba liggéey bi bañ a perte quoi. waaw nee na daanaka nag yàlla mooy may. mais période bi ngay jàng yëpp parce que wax nga sànq ni bi ngay jàng surtout bi ngay def en classe de CI yaa ngi doon continuer di yalwaan en même temps.
ban période nga arrêté yalwaan. waaw boobu dama dem ba xaw âgé tuuti rek. Après ma daal di arrêté noonu, mais il n'a jamais dit Mamadou arrête, mais man maa toog rek waaw sama professeur boobu monsieur Diarra waxul ni ma arrêté. Man maa toog ba benn instant rek ma ne xaaral léegi nag il faut l'émergence tamit ma commencé di kii boo xam nga boo âgé rek da ngay kii quoi. Mais est-ce que amul woon pa bi amul woon jafe-jafe bi ngay arrêté yalwaan bi et tout vu que joxuloo ko woon sa bopp. non amul woon parce que boobu dafa ma waxoon ni may ànd ak taalibe yi rek. dafa ma waxoon ni may ànd ak taalibe yi rek. Automatiquement après le bac mu nekkaat nag beneen étape supérieure. enseigne jàng ci daara yu kawe yi. nga war a dem université Cheikh Anta Diop. xamuloo foofu Ndakaaru ak ni mu mel ak yeneen fi nga jógee ni mu soree. mu mel naka amoon na ay incertitudes yu doon plané wu ci moment boobu. bu baax a baax parce que bu ma amee sama bac ba pare boo amee sa bac da ngay kontaan. yaakaar ni tout c'est terminé. Alors que ce n'est que le début. waaw parce que da ngay xalaat orientation ba pare. nga yóbbu la université bu mel ni Dakar. nga xamante ni dafa metti lool. boo amul ku lay jàppale doo dem. ñi xam Dakar xam nañ ko bu baax a baax. du man kese. ma dem gars yi monsieur Diarra ba léegi. mu ñëwaat ma wax ko ma ni ko gars yi orienté nañ ma ICAD. ma waaru temps yooyu parce que musuma woon dem Dakar. xaw ma fa dara. après mu ñëw boole ma ak benn structure bu nekk Dakar foofu bu tudd IS. Union des élèves étudiants Saint-Louisiens. waaw ma nekk ak gars yi foofu gars yi jàppale ma foofu mu boole ma ak gars yi quoi. gars yi jàppale ma foofu. ma nekk ak ñoom temps yooyu noonu. temps boobu kii moo ñu doon jàppale foofu ñoom Mansour Faye. xam nga ñoom Yérim Thioub. ñoom Saint-Louisien yëpp. waaw ñëw nañu ku nekk ñëw nga jàppale étudiants yi. macha allah waaw duñ ko fàtte. xam nga Dakar moom boo fa nekkee moom gars yi di la jàppale même bu xatee sax. gars yi di la jàppale. léeg-léeg booy amee sa dimanche gi bu jotee gars yi cotisé fii ku nekk 250 gars yi di lekk. di togg di lekk tamit loolu baax na trop waaw. après ma jàng foofu noonu ma nekk foofu structure IS di jàng ICAD mu métti nag. mu métti bu baax a baax. waaw ndax Dakar moom métti na trop. mais may def examen di avancé yàlla def may avancé ba ñëw L3. après ma door sama L3 ba nekk master ba tey ni ma nekkee master 1. mais wax nga lu bari ci sa yoonu Dakar bi. mais ngay dem Dakar pour une première fois xamuloo Dakar. mu nga war a dem dans un espace inconnu dans un environnement boo xamante ne xamuloo fa dara. comment ça s'est passé kan moo la gindi. monsieur Diarra moo ma guidé ba léegi. waaw je n'insiste pas sur lui seulement. parce que sama xarit la wala leneen mais nit bu la jàppalee tamit da ngay wax dëgg ji te yàlla xam nga moo ma yóbbu ba Dakar. boole ma gars yi. ba ma miin foofu noonu. waaw xaw ma fu woon kenn. télé léegi laa ko doon gisee. C'était pour la première fois nga dem Dakar. Pour la première fois may dem foofu. ba nga demee Dakar. ak monsieur Diarra nan nga gisee Dakar et puis moom lan la conseillé pour une première fois quand tu étais à Dakar. waaw nga moytu xam nga dëkk bi wóorul nga moytu boo jàngee ba pare nga dugg nga noppalu. waaw boo paree sa njàng nga dugg sa chambre nga noppalu. bul bari génn parce que dëkk bi wóorul. waaw loolu ma doon conseillé parce que nekkoon na sentiment total nekkoon na changement total si man. parce que dama jóge si dëkk bu ndaw Ndar dem si dëkk bu mag Dakar. te xaw ma foofu bu baax. et laissant derrière la famille les parents et tout. derrière la famille mère bi ak paa bi rakk yi yëpp. xam nga rek loo xamante ni mosoo ko def boo koy def day xaw métti si yow quoi. mais lépp looy def boo ko defee si muñ rek. yàlla dina la jàppale.
Et puis si moment boobu y avait aussi l'absence de tous les soutiens, je ne dirais pas période d'adaptation boobu, parce que amoon nga habitude boo jàngi jee tey quand il y a quelque chose quand il y a quelques difficultés nga dem seeti ji monsieur Diarra këram wala boo wàccee léeg-léeg namm nga monsieur Diarra nga seeti ji ko. Y avait aussi la famille avec toute cette symbiose là. nga dem toog benn période boo xam ne loolu yëpp gisatuloo ko, tu es seul. gisuloo kenn ni monsieur Diarra ni la famille. Comment tu as vécu cette période? waaw période boobu moom métti na parce que boo tàmmoo di gisante say xarit xam nga say xarit say waajur say rakk say xarit yi nga doon àndal yëpp ku nekk dem nga dem yow kese nga nekk loolu dangay am weetaay. waaw dangay am weetaay mais loolu nag la ñuy muñ. loolu ngay muñ parce que boo génnee tamit ñi nga nekkal loolu doo leen gis. donc foog nga góorgóorlu bu baax. yaru parce que nit boo yaroo moom foo mënta dem tamit dangay am ay xarit. parce que foofu tamit ba ma demee yàlla def na ko am naa fa ay professeur ay samay xarit yu baax a baax. am naa fa ay étudiants yoo xamante ni nit ñu baax lañ si man macha allah. waaw. yaa ngi comme wax nga léegi yaa ngi def master 1 en anglais. lan moo motivé woon le choix en anglais. waaw ba ma nekkee lycée bo anglais dafa nekkoon matière boo xamante ni dama ko bëggoon ba pare daan naa si am note yu baax léegi ba ma si amee note yu baax ba ma amee bac gars yi ma def anglais premier choix ñu yóbbu ma ko parce que mënuma def choix si loo xamante ni ayuma si. dama parce que nit ku nekk si li la yàlla may si loolu ngay yem. ma def anglais choix sama premier choix gars yi orienté mu école anglais. Actuellement yaa ngi ci njàng mi comme ni nga ko waxee alhamdulilah note yi baax na ñëw nga ba M1. waaw tey lan mooy say ambition future. waaw tey sama ambition mooy jàng. waaw jàng ba am sama doctorat incha allah. yàlla bu defee leen tamit si diggante bi waaw ñu xam ni loolu la demee rek. waaw mais sama ambition moom bëgg naa jàng incha allah bëgg naa jàng ba yàlla bu ma defalee xéewal ma gën a ubbeeku. boo ma mënee jàng extérieur sax incha allah dinaa ko def. parce que jàng bi dafa nekk sama xel bu baax a baax. mais am na loo teg sa bët pour devenir quelqu'un dans ce pays dans le monde et cetera. devenir un grand monsieur. waaw li ma doon xalaat nag mooy nekk jàngalekat. bëgg naa nekk jàngalekat bu baax a baax. waaw jàngalekat dans l'enseignement supérieur. waaw dans l'enseignement supérieur bëgg naa ko. waaw moo tax ma bëgg jàng ba sore parce que tey gars yi dañuy faral di wax ni jàng bi amul solo bu baax a baax. parce que da ngay jàng ba pare doo am liggéey quoi gars yi dañuy faral di wax lool. mais yàlla baax na jàngal rek. boo dem boo jàngee ba kawe. xëy na boo jàngee ba am sa yenn diplôme yi. yàlla dina la ubbil bunta. moo tax ma continuer di jàng rek. ci yoon bi nga jaar ba fi nga agsi fii et cetera ak ñi la jàppale ñëpp kenn ku ci nekk tey ban bët la lay xoolee que ce soit muy ki ngay wax sànq ba léegi moo lay jàppale monsieur Diarra. sa papa la famille tey ban bët lañ la ñooñu di xoolee ak lan nga gis ci ñoom voilà quoi. waaw sama papa moom macha allah nit ku baax la si man. kontaan na si man bu baax a baax parce que damay toog sax mu wax naan ma yow moom liggéeykat nga macha allah mais bu ma doon def examen nii sax moom dafay wax ni boo ñàkkee damay xam ni yàlla moo la joxagul rek mais xam naa ni jàngkat la. waaw sama yaay tamit nit ku baax la si man daan na ma jàppale bu baax a baax. ak sama rakk yi ak sama mag yi yëpp. daan nañ ma jàppale tamit. waaw paa bi am na confiance si man bu baax a baax. am na confiance si man. xam nga boo jàngee boo nekkee élève wala nga nekk étudiant. ñi lay jàppale. dañuy xaar lu baax si yow. léegi nag bu ñu gisee sa réussite c'est forcément dañuy kontaan. waaw loolu moom c'est évident. monsieur Diarra aujourd'hui tey seen relation nan la mel naka nga ko gisee est-ce qu'il y a un changement par rapport ak bi ngeen jógee ci suuf est-ce que nangu na ni tey tu as grandi et cetera comment ça se passe. waaw moom c'est mon doyen moom. waaw moom musul changé si man wax dëgg yàlla. musul changé si man. Après l'école, c'est la vie familiale. Comment ça se passe à la famille? Waaw, dans la famille, comme la famille sénégalaise rek, comme la famille africaine. Xam nga waaw
affaire yi daanaka du yomb. mais liggéey rek. liggéey rek. moo tax sax benn ins bu ma ñëwee di jàngi fale ma ni xaaral ma ñëw léeg-léeg ma jàppale paa bi si jaayim këriñ gi. ak si yar ginaar ak xar yi yooyu noonu xam nga. waaw ma su dimanche bu jotee wala fête bu jotee nii. fête bu jotee nii damay ñëw. jëli samay 10 sacs 15 sacs ñëw jaay ko fii sanc ba xam nga di yaraale tamit samay xar quoi ak samay ginaar parce que yar gi tamit am na bénéfice trop ma ni xaaral ma jëndi quelques ginaar ak ay tuuti nen di jaayaale fii ak këriñ bi moom parce que ba ma ko commencé def am na solo trop parce que waaw su ma koy def su ma jàngulee damay ñëw liggéey fii liggéey ba pare léegi su ma amee bénéfice loolu ma am léeg-léeg tamit si laay su ma demee Dakar. loolu daf may jàppale quoi loolu daf may jàppale su ma demee Dakar itam. tey jii nii tey wax nga ko ginnaaw boo jógee école. boo ñëwee fii da ngay nekk ak la famille jàng kii nangam sangam. tey ak aspect social bi. vie bi naka ngay mesurer attente bi nga xamante ne moom la famille am ci yow tey. waaw attente bi xam nga. gars yi même s'il y a la réussite waaw mënuma wax ni tey réussir moom parce que jàng ba àgg niveau bi même su fekkente ni amaguma liggéey yàlla joxaguma liggéey mais yaakaar nañ ci man bu baax a baax moo tax nag ma war a góorgóorlu bu baax a baax waaw. soutien bi yombul de tey du doy certainement les autorités de temps en temps amuñ yow benn relation vu que peut-être xëy na jara kese nga am relation mais amuloo relation ak beneen autorité pour mu mën a xam sa situation sociale pour mën la appuyer surtout par rapport ak ambition yi nga am pour mu dem à l'étranger jàngi ji. waaw xam nga rek waaw loolu moom amuma ko woon loolu moom amuma ko waaw mais bëgg naa jàng bu baax a baax comme ni ma la ko waxee sànq rek jàng bi moom mu ngi nekk sama xel. man maa ngi tudd Mamadou Diarra dëkk Auclair diggante Léona ak Auclair Mamadou nag daanaka ci mbokk gi bokkuñu dara waaye li ñu boole moo ëpp solo sax mbokk ndaxte yàlla moo ñu boole xam nga nit moom su la yàlla booleeg nit defe naa ni moo ëpp solo sax mbokk waaw moom daal par hasard la ñu xamante waaw te hasard boobu rëccu moo ko aussi voilà. gis nañu sa relation ak moom bare na moom ci boppam li mu wax di la tudd wax aussi tamit importance bi nga xamante ne posé nga ko ci ay études am papaam ñëw moom it aussi wane ni moom il n'a même pas les mots lan moo nekkoon motivation bi. amul motivation parce que c'était spontané parce que dama toog sama kër mu ñëw di ànd ak groupe xale taalibe ma ràññatlu ko moom au moins ci biir taalibe yi mais moo gën a xaw a tane mi ngi set xam nga su setee da ngay defe ni kii ñoo ngi koy toppatoo muy ñëw une semaine ma laaj ko ma ni ko yow foo dëkk mu wax ma ni ko looy def mu ni ma damay jàng ci daara ji mooy nekkoon sama ginnaaw rek ci wetu école Oumar Sir Diagne Auclair ma ni ko an sa yaay mu wax ma an sa papa mu wax ma ngi kër ga bon ma sopp ko nag le lendemain mu dellu si ak xaleem yi moom ma def ko sama xale si la ñuy waxtaan ba ma ni ko ndax yow bëggoo jàng école rek xëy na fa la sentiment bi génne ma ni ko soo demee nga wax sa papa na la dalal école su la dalalee xëy na ñun liñ ci mën a jàpp rek daan ci jàpp comme xaw ma woon papam xaw ma yaayam loolu rek laa ko mënoon wax xam naa ba mu demee aussi mu am baay bu jàmbaare négocier na ba dugal ko école dama toog rek xale bi ñëw ni ma dugal dal naa école voilà noonu daal la suñu xamee débuté bare na lu mu wax ci ay jafe-jafe yoo xamante ne amoon na ko ci jamono bi muy jàng mais déblocage yëpp yow yaa nekkoon à l'origine ñëwaatal ñu tuuti ci loolu. waaw ñu ngi commencé ci bi mu nekkee ndadda bi mu nekkee élémentaire donc ma nekkoon benn defuma pub nag société buy jaay médicament Sodifarm donc en fin d'année
chaque début d'année dañu doon jox sac pour nos enfants et que boobu j'étais jeune marié amaguma doom ba bi may am doom bi muy dal école donc Mamadou rek laa xam moo doon sama doom bi mu dalee école nag chaque octobre su école doo ubbi day taseeg suñu service boobu joxe sac kaye nangam dama ni ko woon yow sa papa lii wàcc nag defe naa ba bi muy def 6e chaque octobre su kaye yooyu génne wala école wala saag yi ma jox ko moom mu débuté si ses enseignements te dañ ko defoon rek xaw ma woon ni ndegam dana am entrée en 6e dana am BFEM dana am dañ ko doon def rek ngir suñu aqulaay taala comme xale la woon aussi bi ma ko approché mu am yar am teggin ba pare du wax donc ça me surprenait xale bi nga xam ni toll nga comme sa morom nekkoo di vadrouiller ci mbedd mi duggoo ci lu sa yoon nekkul nga yam fu ñu la yamloo mais bi ma wanee loolu nag si laa ko ni kii jar na ma approché ko ma ñemeel ko sama bopp ubbil ko sama buntu kër fu mu toll rek mu ñëw sama kër lay waxtaane ba mu mën ataaya sama kanam la mën a ataaya di ma ataayal ainsi de suite yooyu yëpp ci sama kanam la ko màggee mu mel na que pendant ses études comme ni ma ko waxee léegi dem na ba benn jamono presque da nga sacrifier lu bare ci say activité consacré ko ci moom parce que wax na léegi bi muy def BFM taxawaay bi wax na surtout bi muy def bac parce que mu ñëw war a def bac ñu ni ko doo def bac parce que voilà question de nationalité et cetera nga bàyyi lépp taxaw ci loolu nan lay demee. waaw non du sacrifier sax peut-être que nit ki loo amul woon. mu doon peut-être sa manque parce que en fait ñun suñu génération bi daanaka li ñu manqué mooy ku ñu guidé woon ku ñu jàppale donc loolu yow soo ko mënee yow defal ki nga xam ni yaa ko jiitu ci àddina dafay doon wareef day doon aussi da nga koy def ngir yàlla rek moo ñu tax a def waaw te vraiment su fekkoon woon du woon situation yi sax on n'aurait pas accepté de génn nii def ay vidéo ainsi de suite quoi mais moom ku neex a jàppale la donc bi mu kiiwee moom dafa daan ñëw li tax sax ma gën ci sawar français anglais mat yëpp day gàddu kayam sama kër tisbaar takusaan guddi papaam wax na ko léegi day dem ba xaaja guddi ñëw toog rien que monsieur suba dama war a def devoir bi comprendre ma ñu nekk ca ba mu dem chaque fois su defee devoir su ñëwee day daw si monsieur tey de am naa 15 tey am naa 16 bon noonu ma gisoon volonté boobu looloo ma gën a sonj si ma ni kii kat xëy na man de man it aw ma doole boobu mais ku nekk fi nga ko mën a taxawoo rek nga taxawoo ko fa loolu daal moo tax sama position ak Mamadou te yàlla def ñu am nag relation yi actuellement c'est un peu particulier c'est un peu particulière ndaxte dama ko jàppe doom laa ko jàpp Mamadou dootul sama xale élève boobu yooyu mais sama doom la waaw loolu daal mooy suñu relation bi muy def BFM it ñu nekkee noonu ba papam xam ma ci xam ma bu baax ñu commencé xamante muy def bac je me rappelle papam dafa dem ñu doon ko bëgg nax daal si ay histoire de pour mu am carte d'identité il faut 30 000 ak nangam te pourtant amuloon benn problème mu këyit sax xëy na këyitam ba muy dugg école lañ ko defaral papier point mais bi mu ñëwee nag ba terminal xam naa ni kooku aussi dafa ñëw rek xam ni papaam jàngul école ak yooyu mu bëggoon ko nax lekk xaalisam man daal dama toog sama téléphone sonné mu ni ma Mamadou dafa war a def bac te amul carte d'identité ni ma daal vraiment narul def bac ma ni ko déet ma dugg si sama nit ñi ma xam comme que Ndar laa dëkk rek ma dem va et vient dugg ainsi de suite ba sama benn goro ni ma non c'est pas grave na ñëw mu ñëw ñu defaral ko ci saa si carte d'identité fekk amoon na extrait bu valide ainsi de suite ku am extrait valide c'est normal que ñu defaral la carte d'identité c'était tout à fait normal li normal loon kay mooy ñu doon bëgg nax papa looloo tax ma teg si sama tànk ñafe ba mu am carte d'identité li ci gën a am solo rek mooy bi muy amee licence ñëw ni ma day def école normale nationalité bi ça a posé problème parce que yaayam amuloon kayit yaayam amuloon kayit ma dem tribunal foofu laa xam ni on a fait des efforts dafa ba mu mujjee ci président tribunal bi kooku itam ak diligence am vraiment mu jàpp ci bi mu xëy ne xale bi
dafa am volonté ba ñëw tey jii def jàll licence kooku jàppale rek ka war mu teg ma ci procédure bu rafet ma dem à la police le commissaire aussi il a parlé avec l'enfant en anglais mu tontu ko mu kontaan mu ne ma non xale bii kay dañ koy jàppale kii moom warul sax taxaw loolu moo indi diligence am kon di wax ni rek Mamadou man je peux le prendre que ñëpp dañ ko war jël comme un exemple mooy xale su nekkee ci dëkk day def li mu war a def su fekkee da ngay jàng nga jàng ba ñëpp xam ne yaa ngi jàng soo dee liggéey itam nga liggéey ba ñëpp xam ne su ko defee nit ki dañ la mën a sawar a dimbale parce que su ma ko fekkoon muy def leneen xëy na dama koy romb comme xale yi rek mu football def lu affaire am dem yoonam mais li mu bëgg jàng man moo ma bàyyi ci moom waaw li mu bëgg jàng bëgg dimbale yaayam te nag fu ma ko fekk su nekkul ci papaam nañ ci côté yaayam te loolu daf ma touché ni mu bëggee yaayam déggal papaam waaw parce que man fii du ma fi gan je viens très souvent mais bis bu amee vacances su ma koy seet su ma ko bettee ñëw fii xëy na say sax dafa tane mais dafa daan ñuul kukk ak kër yi waaw donc yooyu c'est une fierté quoi non pas pour moi mais toute sa famille voilà mu mel naka daal tey jii Mamadou moom on n'a plus les mots pour wax ci moom anecdote rek parce que yaa ngi koy laaj sànq nu mu def Dakar bi mu posé au problème son père jaaxle ni amul kenn Dakar te am na bac dafa war a jàng loolu anecdote la rek dama koy tooñee quoi en fait c'était la première fois qu'il quitte Saint-Louis ñu dugg oto fajar 7 heures jotagul sax ñu egg Louga lamp yi génn rek mu ni ma monsieur Diarra ndax fii mooy Dakar damaa ree ba àgg Dakar yàlla dimbale ma aussi bi ñu àggee Dakar l'association des étudiants de Saint-Louis yi nga xam ni le maire Mansour Faye wutal na leen ay bâtiment je sais pas locaux yu mu dëkk ñu accueillir ma à bras ouverts vraiment ñooñu itam maa ngi leen di remercier te xam ne participer nañu dara sax am na lu ñu participer ci xale bi ñooñu bunt jël ko fat ka teg ka fañ ko war a fat xale bi itam neex a fat parce que la ma ko waxoon ba may génn Dakar ni ko man j'ai fait Dakar presque 17 ans mais doxel nii bul dugg fenn bul dugg fii ci noonu la doxee ba toll fii li mooy mujjee nag di ko lancer mooy man de mën naa jënd saak mën naa jënd kaye mën naa toppatoo carte d'identité mën naa yóbbu Dakar mu jàngi waaye xale bi dafa mérité plus man de su ma amoon ku ma jàppale c'est un cri de cœur su ma amoon ku ma jàppale ba xale bi mën a defi soit 2e ou 3e cycle en Europe man de vraiment loolu moom doon tey sama fierté nga xam ne benn jour ma ànd ak moom ba aéroport mu jël dem jàngi su paree itam ma jëli ko mu ñëw fii comme moom jàngale la bëgg yàlla dimbali ko ba mu dugg ci l'enseignement supérieur mu jàngale comme ñëpp te xam nga nit ki moom su amee volonté gis ni lii mooy vocation am man pour man jàppale ko ci dafay doon obligation donc maa ngi lancé un appel waxuma aux Saint-Louisiens mais aux Sénégalais que c'est un Sénégalais qui est parti de rien ñëw ànd ak taalibe yi nekk taalibe dugg école yàlla te masul redoubler ça je vous le dis il n'a jamais doublé une classe classe yëpp dafa dem ba tey mu def M1 master 1 en anglais département anglais à Dakar donc damay lancer appel ñi jàppale ko ku ko mën a jàppale te yàlla tax man la ma motivé woon muy yàlla rek képp ki nga xam ne yàlla motivé na ko na ma ñëwal ci xale bi c'est un cri de cœur que je lance et que maa ngi am yaqin ni dina dugg ci ay nopp waaw. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Man mooy papay Mamadou Moussa Diallo ñu ngi may woowee Alpha man maay papam ci moom sama doom la Mamadou sa doom la comme ni nga ko waxee léegi am na jaar-jaar boo xamante ni yàlla def na ko ci moom mi ngi jàng ba tey yàlla def na kawe na boo ñu dellu si waatee tuuti rek ci moom bi nga xamante ne duggagul école naka la mbir yi demee woon. jafe woon na lool mette woon na lool waaye ma góorgóorlu ma muñ
mu jàppale ma xale la xamul dara ma duggal ko ci école rek macha allah yedduma xale la noonu waaye mu continuer ci loolu rek boobu moo gën a metti parce que booba lu yàlla xam doy na mu dugg ci école bi maître am jàppale ma ci fi mu commencé jàng xale bi noonu ku ma yërëm la bu muy dem école sax day jooy parce que buggul tekkali ko man te man bugg naa mu tekk bugguma mu mel comme li ma mel ñàkk xam dara ñàkk am doole ñàkk xamante ñuy war a xam ma poussé ko rek mu continuer ba fi mu toll nii yàlla def boole ko ak professeur bii boobu man awma doole sax kii gisi ko rek buggal ko boppam kat si noonu mooy monsieur Jara mu jàppale ma ci xale bi lépp lu ma manqué moom moo koy motale xale bi bu ma jàppee jaay kirin sax moom dana jaay bu ma jëndee benn saaku ma yendu pour indi ko ci fi may jaay moom day jël genn walla ma jël genn walla yaa de du yow yaa koy yendu kaaral man ak moom mu daal di yendu kirim bi yóbbu foofu li muy jaay ba ma commencé def ay baana baan ma dem Tamba ma dem Fuuta ma dem Kolda lu ma fortaatu ma yónni mu àndaale ñoom mu dem ci jàng bi waaye yàlla defu bu ma gisee kii lépp li ma doon jënd ci moom parce que moom moo koy gàddu moom Jara moom may jàppale ku mën a dem moom ma koy dem bàyyi liggéeyam di toppatoo ma ko wone ma parce que kaw ma fu may dugg man kaw ma fu may lijjante kaw ma fu may lijjante pour affaire papier wala ay par dugg fi pour mu avancer man moom rek lay laaj wala moom bu mu ñëwee ci yeneen saa yi sax di jooy ma ne ko lan la mu ne lii laa amul suñu école bi laaj nañu nangam te man awma ko wala nangam ma ne ko demal ci Jara rek nga wax ko damay gisi rek mu ànd ak li mu doon laaj mu ne ko sama kii bi moo ma ko jëndal te dafa ko buggal boppam rek booba xamul dara mënul dara waaye alhamdulilah sant naa yàlla sant naa ko gërëm naa xalem ku am jom la ku ma bëgg la ku bëgg a tekki yàlla noonu mooy tekki waaye noonu ñaan naa yàlla yàlla na ko yàlla yóbbu ci kanam ñaan naa yàlla yàlla na ma yàlla boole ku ko mën a jàppale pour mu avancer ci kanam mais man sax xam naa ne li ma amoon mënuma ko amaat waaye bu ma ko bàyyee ci sama gannaaw mu uufu boppam mu uufu sama rakkam ay yaayam ku ma mën a nekk rek sama xol dina set yàlla na ko yàlla defal mu mel naka bu jógee école sax léeg-léeg bu ñëwee mi ngi ci jaay këriñ mi ngi ci xont xar yi bu baax sax bu baax loolu laa la jëkke wax ma ne ko moom lépp lu ma doon defee ci affaire këriñ wala xar wala béy wala ganaar billahi wallahi tallahi lépp lu ma jàpp moom dana jàpp musuma lekkal dërëm sàcc man xale la damay dem si lii damay defu njaaxum musul def loolu fu mu guddee bu ma ko laajee fa la ne ko maa ngi sama muse bu doon loolu 10 heures 11 heures day fekk moom mu ngi ci kii day jàng guddi ba man ñëw nag tëddal nelaw la gannaaw suba da ngay dem école encore mu ne bàyyi rek mu jàng alhamdulilah man bu may jullee rek ma ñaan yàlla parce que gis naa ñeneen jàng yi li mu mel day jàng ba bopp bi tourné te damay ñaan yàlla rek moom mu continuer si jàng bi yàlla defu mu jàng rek ba mu commencé am BFEM am certificat am kaw ma bac dem Dakar yóbbu foofu loolu noonu laa gën a jaaxaloon bu mu ko yóbbee Dakar man aw ma foofu benn ku ma mën a jàppale mu dem foofu ci balcon yi la te doon fanaan jaral kii Jara mu jóge fii dem toppatoo ko boole ko ak fu mu mën a am fu mu tedd kii moo ko dem foofu passé foofu di yóbbu ko foofu toppatoo ko ba mu am fi muy nekk ba mu xam ci fi muy xam ko mais mënu ma wax saa si Jaraatu di war
yàlla rek moo koy fay. moo ak xale bi gërëm naa ko sant naa ko maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yóbbu ci kanam. macha allah parce que sama liggéey bi xam na ma. awma doole. amul doole mu nangal ma dëggal ma. maa ngi koy sant. maa ngi koy gërëm Njaatige. macha allah. yow mii noonu ci boppam. alhamdulilahi rabbil alamin. yal na la yàlla yóbbu ci kanam. amiin mais tey laa la mos a gis. yow yaa yor sa matériel yow yaa yor sa métier. nga ñëw nga intéresse ma lii. macha allah kontaan naa bu baax. macha allah. yal nañu yàlla fay. amiin bi jaahi rasul. voilà bi nga jaayee këriñ li ba pare gis nañ ci kaas gi mu mel na ay activité la yoo xam ci ngay nekk. waaw xam nga damay taqale nii rek di jàppale paa bi di jàngale itam. xam nga comme que dëkk bi dafa xaw metti paa bi ñu ma gën a xam léegi man su ma jàngee ma ñëw jàppale ko. xeeb ma dara maa ngi jàng maa ngi université Dakar waaye maa ngi ñëw jàng si fii jàppale paa bi ndax paa bi man rek la am ak samay raq yu ndaw yi moo tax ma ñu xaar ma ñëw jàppale paa bi fii. donc boo jàngi jee ba wàcc wala boo deful dara boo ñëwee obligatoirement foog nga nekk ci këriñ. waaw su ma ñëwee ma simmi sama yére ñëw jaay sama këriñ. ma léeg-léeg ma am 1000 francs léeg-léeg ma am 500. nga rek jàppale paa bi. ginaar yi aussi. ginaar yi tamit ma ñëw ma xalaat ni tamit yar gi daanaka baax na ma ni xaaral ma dem jëndi ñetti ginaar wala ñetti cuut. ma ñëw boole leen fii dugal leen si kaaf bi sama rakk bi defal ma benn kaaf may jaay di jaayaale kii di yaraale ginaar yi. xam nga rek. mais depuis bi ngeen commencé def ginaar ak léegi gis ngeen ci mu am tuuti. waaw xam nga élevage moom baax na. l'élevage c'est très bon. xam nga parce que il y a de la bénéfice. donc ma ni xaaral ma dugg si élevage yi tamit ndax booy jàng tamit Abdoulaye Wade daan na ko wax booy jàng tamit bul basé wul si gouvernement bi kese da ngay defal sa bopp yenn activités yu ndaw. waaw c'est très important quoi. Voilà. Merci beaucoup monsieur Diarra, merci beaucoup à toute la famille Diallo, merci beaucoup le père Moussa Diallo, merci beaucoup Mamadou Wuri Diallo, chers internautes de Wallo Digital News. tey lii moo doon déco nekk un jeune comme ni ñu ko waxee léegi boo xamante ne il est venu de nulle part il est venu dans les fin fond de la forêt même de la brousse génn de nulle part et puis il s'est auto-forgé à travers sa famille à travers ki nga xamante ni moom moo nekk son tuteur monsieur Diarra doon ko jàppale boobu ba léegi ñu gis tey jii taxawaay bi nga xamante ni am na ko pas-pas bi mu am fulla gi mu am fayda gi mu am parce que tamit nga jógee ci daara xëy suba am amuru jàng école di jàng ba nekk en master 1 mosuloo doublé benn classe je pense que ni mérité nga tey taxawaay bu am solo mérité nga jàppale mérité nga leneen ak leneen donc li découverte la woon xool nañ ko de long en large en profondeur gis nañu li nga xamante ni moom mooy ses activités au quotidien gis nañu li nga xamante ni moom mooy jaar-jaaram dinañu dellu si waat ak yéen ci beneen numéro découverte ak beneen cible merci beaucoup